benn ñoo bokk réew mi yomb de waaw jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf mbokk yi am nañu mbégte lool àndaat ak yéen suñu émission bi nga xam ne moo di le show électoral tey nag ñu am mbégte dajante ak koo xam ni jigéen la joo xam ne mën nañu ko bàkkee jigéen ju mën góor ci xam-xamam ci teeyam ci yaram ak xam fi mu jëm ci biir parti bi ak ci réew mi kooku nag di jigéen joo xam ne keñ la ci jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti bi di PUR di soxna Rokhaya Gaye ñu naan ko madame Mbodj tey moom la ñu dajanteel ñu ñaan leen ngeen teeru ko bu baax a baax. War fakal macha allah madame Mbodj ça va bien mbaa yaa ngi si jàmm aca bismillah asseyez-vous tubarkalla kon comme ni nu ko waxee ñu am mbégte lool madame Mbodj soxna Rokhaya Gaye dalal la ci suñu plateau bi ci télévision Futurs Médias na mu waxtaan ak yow diiru waxtu ak lu teg tuuti ci campagne électorale bi ak ci li nga xam ne moo di seen programme ak fan ngeen nam jëmee réew mi nga xam yéen a ngi dagan baati askan wi ma feggoo nag ak sama ñaari naataango Abdoulaye Diédhiou nekk ca l'Observateur des journalistes boo xam ne ñëpp xam nañ ko ci mbindam ak ci xor ci loxo bi ak xel mu ñaw waaye it ak sama jigéen bi nga xam ni mu ngi may gunge bañ ma wéet ci yoon wi di Awa Signaté nekk ci IGFM soxna Rokhaya ma bàyyi la nga nuyoog askan wi nuyoog militants yi nuyoog waa Sénégal. jërëjëf Malal asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum sama mbokk waa PUR. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci teewaay bi te di leen ñaan ñu déglu ak jàmm def émission bi ci jàmm wax fi li nga xam ne moom la suñu président El Hadj Issa Sall tëral ci PUR sang te ñu fas yéenee dem le 24 incha allah élection yóbbu ko palais. moom mooy jigéen bu njëkk bu ñu dalal ci show électoral kon Awa Signaté l'honneur vous revient la première question c'est à vous. merci Malal ma leen di la nuyu yow Malal di la nuyu suñu invité bi di nuyu Ibrahima Ablaye di nuyu mbokku téléspectateurs yi ak yéen ñi fi teew madame Mbodj nag dañuy ñëw rek ci campagne électorale bi daanaka ñu ngi ci cappaandaw ga def nañu lu ëpp presque 15 jours de campagne ngeen sillonné dëkk bi yëpp dugg ci ruqaat yi mën nga ñu defar seen bilan li ngeen jot a def ci campagne. extraordinaire. def nañu campagne boo xam ne muy kenn ci candidat yi defu ko ndax dem nañu de frontière en frontière. dugg nañu ci tali yoo xam ne tey xam nañ ni réew mi tali yi fii ci Dakar la yam ak Diamniadio ndaxte ki yore réew mi vision am Diamniadio la yam nga génn Diamniadio dugg Thiès dem nañu ba def zone Saloum bi Kaolack Tataguine def nañu ba dem ba Kaarang def Gambie def Kaolack dugg yéegaat fi mu toll nii sillonné nañu li nga xam ne mooy zone vallée bi ñu ngi ci actuellement biir Njaareem dugg Touba tey boo leen suivre seen actualité yi gis ngeen suñu président
mu ngi Touba tey mais def nañu campagne bu extraordinaire campagne bu civilisée campagne bi gën a correct ci campagne yi. mais warkal soxna soo warkal donc mën bu ñu ko jàppee noonu ci li nga wax mën nañ jàpp ni que ni vous êtes confiant pour li jot a jàll ci campagne bi que yéen da ngeen jàpp. mais awa plus que confiant on est plus que confiant xam ngeen ni actuellement le pouvoir sortant ce qu'il fait dafa bëgg a leurrer sénégalais yi mais xam na ni perdre na élection yi pur gagné na ko. soxna Rokhaya su ma déggee nga ni tëli yi Diamniadio ak Ndakaaru la yem te candidat bi nga xam ne moom ngeen di jànkonteel muy Macky Sall nii tëli bi jóge na Ndakaaru jaar Linguère lagg Beddaara def Bakel kuy dem ba foofu yëpp ci ay tëli ngay jaar di ko wane itam ci ay réalisation vidéo am daf may jaaxal tëli yan tëli ngay wax ni yoo yem Diamniadio ak yan tëli nga gis yoo xam ne baaxul. Malal waaw. tali bi jëm ba Bakel. benn tali la. benn tali rek la jaar national. boo dugg ci biir dëkk rang-rang ngay jaar. boo fa génnee sa yére bi boo ko soloon dañ la koy fóotal. pressing la jëm. benn tali national la ci def. xam nga tey defar ay tali désenclavé moo ko gën defar benn tali boo xam ne national la désenclavé. population yi dañ naan dem nañ ci benn dëkk benn xale bu ndaw moo ni ñun bokkuñu Sénégal te fan la Waalo. Dagana gi. Waalo gii la. ñu jaar tali bi jëm juge Ronk juge Njateen jaar càggar xale bi daan ni ñun de bokkuñu Sénégal te amul lu dul juróom-ñaari at segam xale mën a def analyse boobu magum jëm yi nga xam ne ñoo ciy jaar tali yoo xam ne bu tawee kenn du génn dëkk ba duñu génn kon benn tali bu jëm ba Bakel d'accord wala bu jëm ba Matam d'accord ñu def ko 82 doo daan boo ciy daw boo amul chance da nga mbëkk doo daan ba sa ndigg li day oto bi day yàqu nañu waxante dëgg. Jémi. waaw soxna Rokhaya maa ngi lay nuyu di la nuyu comme ni ñuy nuyoo ndar-ndar. parce que su ma bu dee si li ma gëstu am na ndar nga cosaanoo. turandoo bi ndar la dëkk boroom kër gi ndar la dëkk. way jur yi ndar lañ dëkk. na biir. way jur bu jigéen bi soqee koo gaaya. waaw kon léegi ma ñëw si point bi ñu toll noonu. nee ngeen ne Macky Sall daanam vision weesuwul Diamniadio. mais comme ni ko Malal waxee léegi nii boo demee ci lu mel ni Casamance. nga dem ci yenn dëkk yu ndaw yi PUDC mu ngi fi am na ay dëkk yu bëri yoo xamante ne musuñu woon gis tali. tey donte sax amuñu tali bu ñu goudronné mais am nañ ay piste yoo xamante ne tey mën na leen permettre mu désenclaver leen ginnaaw loolu également am nañ pont Sénégal kii bi bu Gambie bi nga xamante ne ñi doon dem Casamance xam nañ ci dara yenn saa yi da ngay fanaan foofu Gambie jël pétrole di ko diw sa yaram pour bañ mut yi di la kii tey boo naree dem Casamance da ngay xëy gonto Casamance kon kay vision bi xanaa nag wéy sunu foofu. kooku dëgg la pont Gambie bi pont Farafenni bi bokk na ci li nga xam ni les rares exploits yi mu def kooku dañ koy saluer parce que jaar nañ ci dem Gambie jaar nañ ci dem Kolda mais beneen bi mooy zone sud bi nga wax nga ni latérite Lamine. Ablaye latérite xam nga ni buñ ko defee léegi. yow mi nga xam ne ci sud bi nga dëkk ci li ma njort bu tawee kenn du génn oto du fa dugg bu tawee ba pare ay kàmb lay am oto bu fay jaar day yàqu dugg nañ ci ruq-ruqaat yépp yamuñu ci tali Kolda rek dañu dugg ba ci biir dëkk yi ci Kolda te mën nañ ko lim duñu jeex damay wax ak bis sama benn mbokk waa Benno Bokk Yaakaar mu ne ma ay particularité ngay wax ma ne ko mais particularité bu ma tey 100 baa mu ëpp ko généralité la. waaw. waaw. waaw bu mu la nangulee ba léegi ne ay latérite la ndar su ma juumul mooy naan ndar xëyul sotti. ci benn fan. ci benn fan.
kon am na ay jéego yu mu def mais ginnaaw loolu gis nañ ne également monde rural bi. am na ay jéego yu mu def baal ma foofu bala ngay dem ci sa deuxième laaj dëgg la am na ay jéego yu mu def waaye dafa nattoon ni juróomi at lay def te bu njëkk ba bu def juróomi at dana defar lii ak lii ak lii. loo ko bëgg a wax def na ñaari mandat. naka ñaari mandat. waaw. ah déet Macky dañ ko fal 2012. waaw. mu pour un mandat de 7 ans 5 ans. déedéet soxna si foofu itam dañuy waxtaanee wàllu constitution. waaw. ndax ba ñuy def référendum ca jamonoy Ablaye Wade jëlee mandat ba 5 ans indi que 7 ans te la Ablaye Wade daanu Macky falu bëggoon ko wàññi waa conseil constitutionnel ni ko mandat bii nu la fal mandat 7 ans la te dafa ne ci constitution bi amutoo sañ-sañu yow wàññi ko ndaree nga def référendum te bii ñu la fal bokku ci. Malal dama ne la Macky def na ñaari mandat. ci naka. dañ ko fal 2012. waaw mu war a def mu taxaw ni duma weesu 5 ans. wax yéeneem. Malal. waaw dafa taxaw ni duma weesu 5 ans. mooy bëgg-bëggam. ba mu ko waxee. 5 ans yoo jot mu war a wàcc. waaw mu jël conseil constitutionnel. conseil constitutionnel def la mu bëgg. waaw. mu amaat yeneen ñaari at. boobu muy deuxième mandat ba mu jël conseil constitutionnel yéen ñi nga xam ne da ngeen doon parti bu réglementé taxaw fu ngeen nekkoon. wax jàngoo ko. kay. xam nga ku màgg ku judd da nga taxaw da nga màgg boo demee ba gis ni nag sa loxo war na dugg da ngay jóg. PUR à 21 ans ci at mii te le 3 février bii campagne bi ubbi la am 21 ans xale màgg na ndax toog nañ observer scène bi xam ni bu suñu loxo duggul du sotti xam ni Sénégal gii ñu nekk patriotisme moo ko war a yore te il faut que ñu jubbanti ko dugal ci suñu loxo suñu ko deful Sénégal dana sànku. loolu moo tax ngeen jóg. loolu moo tax ñu jóg léegi yaa ngi Ablaye nga baal mu ngi ŋàññi léegi nii tëli yi baaxul yoon yi ci artères principales yi ak route nationale yi la yem yéen ñii de xëccu pour lu jox leen réew mi. lu ngeen nam ma def ngir saafara jàngoro bu nga xam ne teg ngeen ci seen bët bu ñu sukkandikoo ci li nga wax. fi mu toll nii lii mbébétu El Hadj Issa Sall di suñu président. yoon yi mu jaar yépp ci Sénégal bu xasee ba falu ministère ba mu koy dénk dana taxaw ci defar fu tali war a dugg ñu dugal fa tali fi am na ci yoo xam ni intelligence lay laaj pour defar parce que am na foo xam ni soxlawuñu sax tali on a besoin de wagons de marchandises dans la vallée par exemple tey jii Tivaouane boo demee war a dem ci fa zircon bi nekk taraay nga fay gis wagon moo fay jëli zircon ba ña ko def xam nañ lu ñu bëgg donc vision dafay sori wagon de marchandise nga xam ni suñu mbokk yi ci wàllu ñu ngi may dégg seen tomate dootul yàqu seen soble dootul nëb dootuñu defar ba pare duñu xam fan la ñu koy jaayee parce que amuñu fu ñu jaar defal leen ay wagon mu mën a transporter seen marchandise defal leen ay route yu désenclavé seen village yi nga xam ne fa la ñu nekk. loolu mooy renaissance du chemin de fer. mais chemin de fer yooyu ay wagon de marchandise la. mais ba tey ci chemin de fer tey jii. 1200 milliards ñu jël ko def ko ci foo xam ni jam ñaajo la yam moo tax man la vision am jam ñaajo la yam. ci terre bi ngeen di ko ŋàññi nii. ŋàññu ma ko. mais damay wax li ci nekk. xam nga wax dëgg moom waxtaan wax dëgg ca la. waaw 1200 milliards ñu jël ko def ko ci foo xam ni paasewul 50 kilomètres. te 1200 milliards yooyu defaroon Dakar Bamako defaroon Dakar Saint-Louis defar raay bi fi mu waroon a jaar yëpp tey jii boo jaaree nga dem kel gent na raay ba fa oto raay ba daan jaar jigéen ña di fa nekk di def commerce tey xale yi koo ci laaj ndax xam nga uul bëriwul ndax gisatuñu uul ndax da daan du jaar ci train bi ñu koy jël dem ci àll bi di ko jël ñi ci xam alom bëriwul ñi ci xam leneen ak leneen bëriwul parce que suñu commerce la ñu tué ci ni ñu supprimer chemin de fer tey 1200 milliards yooyu bu amoon vision da koy defaat ci chemin de fer nga xam ni dinañ ko mën a dekkalaat suñu économie dekkalaat suñu dëkk ci wàllu développement. laataa nuy dugg ci programme bi ak Awa ak Ablaye sànq dañoo waxtaan laataa ñuy tàmbali mañ la ban ndombal tànk nga am ci parti bi nga ne ma dama di kenn jigéen ku bokk ci pencum PUR te penc di baat boo xam ni ca mag ña lañ ko doon dégg. yéen waa PUR lu leen xiir ci jëli baati mag ñi ak lan ngeen ca nas. pencum PUR lu ngeen namm ci seen penc yéen waa PUR.
Malal waaw. penc moom lu ñu fay def sottante xalaat waxtaan régler la ñu war a régler te coow du jub. penc ma ñu tane. xanaa ñi nga xam ni ñooy boroomi xel nekk ci PUR te PUR nag boroomi xel rek a ci ne. boroomi xalaat yu baax rek a ci ne. boroomi xalaat yu rafet rek a ci ne. ñoo ci nekk di sottantey xalaat bu ci rafet ñu teg bu ñu gis ni xaw na dëngu ñu ne ah buñ ko defee woon nangam buñ ko defee woon nangam ñu sottante xalaat ndax bëgg Sénégal bu mucc ayib. experts yi ci nekk yëpp cadre yi ci nekk yëpp ku ne yaa ngi statut yoo xam ni tey xalaatoo sax di dunde ci politique. bi maanaam soo ne experts yi ci nekk xaatuñu dundee politique da nga bëgg wax ne ñi fi nekk politique la ñuy dundee. bëri na ci Malal journaliste nga xam nga yaa ma gën a xam li xew ci réew mi. déet man kat yow yaay wax de man damay laaj doom. ñëwal. Malal waaw. xam nañ fii ni politique. nit ñi dañ ko def léegi métier. te ñun nag waa PUR defuñu ko métier. ñun nekk ñu fi naan ay consultant lañ rek nekk ay politiciens dañu weesu loolu. tey li may wax duma wax fan laa nekk walla leneen mais képp ku ko seetaan xam na li may wax dëgg la. képp ku xam cadre bu nekk ci PUR xam ni que du taxawaalukat boo xam ni day xaar politique jox ko. walla day xaar El Hadj Issa Sall falu ni ko kaay ma jox la poste. amul ci PUR. xam nga PUR lu fi am. compétence. awa ñëwal. personnellement pour nga expliquer ma pur sang bi fan la jógee lan mooy pur sang. aha jërëjëf Awa ci sa laaj xam nga dañu taxaw seetlu maa ngi la wax sànq ni am nañ ñaar fukki at ak benn yàgg a seetlu yàgg a déglu te booy seetlu di déglu da ngay xam ñu dugg ci sénégalais yi tëgguñu programme caaxaan dañu dugg ci sénégalais yi laaj leen seen sans préoccupation yi nga xam ne moo leen gën a yitteel tey le programme pur sang bi El Hadj Issa Sall tëgg mu ngi ko tëggee ci sans préoccupation yi nga xam ni moom la sénégalais yi di posé wu loolu moom mooy pur sang. léegi sans préoccupation yooyu kañ ngeen naka ngeen ko nar a saafara. waaw xam nga sans préoccupation bu ci nekk dafay am mécanisme bu ñu koy accompagner xam nga tey par exemple ma la joxe exemple bu simple peuple bi koo ci wax mu ni la amul suñu justice libreul. El Hadj Issa Sall li mu ci proposé mooy ne bu xasee ba yéeg ci boppu réew mi dana jox légitimité pouvoir bu ci nekk mu am légitimité wam mu jox ko tooguwaayam mu jox ko li nga xam ni moom la war a doxale mu doxal ko exécutif la judiciaire la législatif donc ñu séparé bu ci nekk ñu xam fan la war a yem ak fan la war a commencer. mais lii ndax dégg na ko fi woon discours bii nii déggoon nañu ko fi de. déggoon nañ ko fi mais dangay xool ka wax ak ki ko waxaat ngëm-ngëm moo bokk. xam nga booy politique. pour bëgg ñu jox la nguur pour nga am prestige ak booy def politique ngir bëgg a suqali sa réew bokkul. El Hadj Issa Sall du nit kuy wax waxeet moo gën a jub poto lamp. maa la ko wax. man foog naa ni PUR amul ay ndënd kii yi man foog naa ni PUR ay kii rek lay waxtaan ni rek ñibbi mais PUR c'est le Sénégal. ma tegal la ci. waaw moo gën a jub poto lamp. te constance mooy El Hadj Issa Sall. lu mu dul engagé wu pour def ko du ko wax. lu mu dul engagé wu pour def ko du ko wax moo tax su neen lee lii ma tëgg ci pur sang danaa ko def xam leen ni dana ko def te jëlul nguur ngir alal de bu doon alal rek du ko wut nguur day toog
la mu am doy na ko sëkk te mu ngi ciy defal Sénégal nag di defar Sénégal di defal Sénégal kon kooku ku ko jox nguur te ay loxoom set wecc di nga xam ni li Sénégal bëgg dana ko jëme fa mu war a jëm. ci baal ma rek Malal démb dama ko déglu mu naan day réduire pouvoir au président de la République. naka ngeen fas yéene jàngatee lu naka ngeen ko fas yéene réduire pour réduire li nga xamante ne moo di pouvoir au président de la République da ngeen jàpp que ni li mu endossé dafa bëri. pouvoir président de la République ak gouvernement. xam nga suñu waxee pouvoir président de la République wax naa ko sànq. dafa am loo xam ni il faut ñu disséquer ko moom pouvoir am ci exécutif la yam yoonam nekkul ci yeneen pouvoir yi li nga xam ni moom la war a délégué mu délégué ko ña ko war a def ko moom il supervise. kon da ngeen gis ni moom mi ngi ci lépp. kan mu ngi ci lépp. président Macky Sall da ngeen gis ni muy gérer réew mi. maanaam mooy bu mi. léegi daal ngeen bëgg ko yemale. non mais xam nga gis nga ñun ci PUR peuple bi mooy roi de le président est serviteur le peuple est roi le président est serviteur xam nga lu tax le président sénégalais yi dañ ko fal pour mu liggéeyal sénégalais yi donc day dox ci li sénégalais yi bëgg mais du def dictature ni lii mooy am ak lii mooy am réew kenn du ko yore noonu kër sax kenn du ko yore noonu pencit du doxe noonu waxtaan lay doon ba juboo laata Ablaye Ablaye ñëwal waaw confiance 100% ngeen àndal ne yéen nguur gi ren da ngeen koy jël gis nañ ne fan yi am na ay kàngam ci ñi nekk ci nguur gi di def ay sorties di def ay pronostic ku mel ni maître El Hadj Omar Youm taxaw na ne Macky dina gagné ak au moins 75% daanaka premier tour alors que yéen bu ñu leen dégloo mel na ni yéen a gagné kii fi mu ne nii ren yéen a jël raw gàddu bi. Ablaye xam nga càcc boo ko dee organisé da ngay dox ci kaw xelu nit ñi xam nga càcc organisé dafa am moom laa leen wax bi may commencé ñu ngi dox ci xelu nit ñi foog ni gagné nañ. kon yéen jàpp ngeen ne fi mu ne nii gars yi si tànku sàcc la ñuy jëm. bien organisé bien organisé je te dis. fi mu toll nii gis nga xam nga luy wax ji rapport bi am entre ak ñoom fi mu toll nii dañu tiit le pouvoir sortant laa la wax de dafa tiit xam nga kuy dem bay naatableeg PUR di ko diir mbagg ndax mobilisation ay waaye dafa nax boppam. même gis nga militantisme ci PUR la yam kenn joxuñu t-shirt kenn joxuñu 5000 kenn joxuñu casquette loo ci am yaa ko jëndal sa bopp. ma wax la tey jii PUR demul fenn bay jël ay car dugal ci nit leen fekk leen ma stade ñun xajuñu ci stade. démb ku xool Louga xam ni ña demoon Louga barki démb ni toj nañ Louga dañoo juum Louga démb lay doog a rajaxoo. justement si point boobu. waaw ñu bëri jàpp nañ ni PUR li ko lal si boo jëlee ay côté militant maanaam ñu ngi bokk si tarixa bi. Moustarchidine yi mouvement bi. et que ñooñu daanaka bu ñu demee ba voté yéen ñooñu rek maanaam seen électorat du loo xamante ne day yéeg. parce que ay taalibe ngeen yor. ñooñu ñoo nar a voté bu ñu defoon beneen élection yi foofu lay yëg. loolu la analyse yi wax loolu la nit ñi wax Jean-Pierre Mendy agsi na. jëlal ma fee non caméra jëlal fee.
jëlal ma fële. basa waa acca am na loo xam ni ñun duñu ko tontu. ñi ci biir a koy tontu. démb ba ñuy def suñu meeting à Louga le président des artisans ñu ëmb 150 corps di Moussa Mbow taalibe suñu maam borom Touba la. gis ngeen bu ñu nax sénégalais yi dañu instrumentaliser pour wax ni nañu ni PUR parti daayira la. pour ñëpp def seen bopp parti daayira la dañu nax seen bopp de dañu foog ni sénégalais yi gëm nañ loolu dañuy nax seen bopp. PUR c'est un parti du peuple sénégalais boo xam ni le peuple sénégalais moo ko ñor. y a que des citoyens qui sont dans PUR. y a que des citoyens sénégalais ñu nekk ci PUR ñu bokk ci église bi bokk Touba bokk Ndiassane bokk Thiénaba bokk Layène bokk Tivaouane bokk Kër Chérif Aïdara. ñëpp ngi ci biir. léegi soxna Rokhaya mu fàtte ni yow yaa bokk ci pencum PUR dégg nañu sànq nga waxtaanee ni da ngeen am programme boo xam ne da ngeen ko nam tëgg ci 100 points. fas yéene ko réglé si 100 premiers jours yi nga xam ne moom mooy seen magistère bu ñu leen falee au soir du 24 février. mais naka nga mën a tëgg programme. ci 100 points ñu dañ koy solutionné ci 100 jours. régler les 100 problèmes des Sénégalais yi ngeen jàpp ne mooy yi prioritaire en 100 jours. waaw xëy na sànq foofu dañu def un lapsus. sur les 100 jours. mais am na ci loo xam ni dès suñu accession ci pouvoir bi le 24 incha allah. bu ñu ci nekkee ci pouvoir bi am na yoo xam ni ci saasa ca ëllëg sa lañ koy dogal. mooy yu mel na ko. xam nga wàllu santé dafa nekk luy farata. tey sur les 45 départements yi ci Sénégal est-ce que xam nga ñaataa ci am des hôpitaux. xam nga ko. ñëwal. ah ñëwal yow 10 ci am. 35 yi amuñu des hôpitaux. tey bu El Hadj Issa Sall sénégalais yi boo leen ko falee le 24 ba pare incha allah bu xëyee li muy njëkk a demandé mooy ñu def des assiettes foncières dagg fu hôpital war a nekk xam nga ni xaalis du génn. parce que ña koy dagg municipalité yi la. bu ñu waxtaanee ni fii dañ koy jagleel hôpital parce que ñoo dëkk ca dëkk ba ñoo war a defar dëkk ba bu ñu ko jagleelee hôpital fii dañ koy jagleel école muy éducation parce que santé ak éducation moo nekk loo xam ni dafa primordial ci réew. ci 100 jours yi njëkk yi yooyu danañ ko taxawal jëmmal ko nu mu nekk. de façon da nga ñu dagg suuf si rek bàyyi noonu wala da nga ñu dagg wuti xaalis dañu koy dagg tabax ko. fu ngeen di jëlee xaalis. budget bi. waaw danañ ko dégager. xam nga. déjà hôpitaux yi. fan lañ koy tabax ci capitale régionale yi wala fan. ci département yi. ci département Sénégal yëpp. les 35 départements. yi amul hôpitaux. danañ fa tabax hôpital. mu nekk 35 hôpitaux. incha allah bu hôpitaux yi bu ci nekk niveau ñaata lay nekk. mais plateau bi ñu fay def ba day nekk plateau boo xam ni mooy mucc ayib te mooy mujj ci jamono. actuellement plateau yi fi am benn plateau doxul bis bu nekk nga dégg ñuy coow tey kenn mënatul dem dans les hôpitaux publics pour faju mais nu ngeen di def ak docteurs yi nga xam ne ñoom qualification te lankandaare ñi duñu génn Ndakaaru Thiès Kaolack. parce que dañ leen joxul motivation Malal mais les médecins on a des médecins. dans PUR. non dans PUR y a tout. ah ca bon ñëwal. on a des médecins au Sénégal. Aha. médecins yaa ngi fii diplômés mais amul benn motivation lu leen di inciter ñu nekk ci biti. parce que amul le plateau médical qui s'y est. yow boo demee au moins li ci nekk sax mooy da ngay désapprendre ak PUR ñi nga xam ne ñoo diplômé nekk des médecins dinañ leen gën a renforcer te taxawu leen
defar plateau médical yi nga xam ni yu dernière génération lay doon yóbbu leen fa te ça coûte rien du tout les 1200 milliards yi ñu def ci terre bi suñ ko defoon mën na def 35 hôpitaux yi ñuy wax. mais man sama problème mooy 100 jours yi ngeen di wax ni préoccupation bu nekk benn kon donc. wax naa ko préoccupation wax naa tout à l'heure ni c'est un lapsus peut-être bi ñuy discuter c'est un lapsus mais du 100 jours yi lañ koy def. parce que am na ci yoo xam ne il faut que ça mu jël 2 ans am na ci yoo xam ne il faut mu jël 3 ans am na ci yoo xam ne quinquennat bi yëpp lay jël. waaw mais lii priorité mooy éducation ak santé buy El Hadj Issa Sall di yéeg danañ dagg assiette foncière yi danañ defar la ñu war a def. voilà santé boobu nag nañ fa taxaw tuuti dégg ngeen à peu près dina nekk 35 hôpitaux. de niveau amul solo mais est-ce que xayma ngeen tey loolu ñaata la leen di revenir ci xaalis. puisque da ngeen ko def ci seen programme j'imagine que en amont jot ngeen toog ngeen xayma ko. est-ce que tey xayma ngeen ne loolu noonu puisque moom ngeen di njëkk a attaqué ñaata lay coûter au contribuable sénégalais. xam nga tey lu ci nekk il faut que ñu toog tëralal ko stratégie wam xayma doo xayma mooy environ ñun duñu xayma dañuy dem ci loo xam ni lii la ñu xam nii lañ koy defee. est-ce que chiffré ngeen ko. duñu chiffrégul parce que xam nga lu tax duñu chiffrégul am na ci loo xam ni boo koy def. da ngay amee budget bi ni lii la parce que duñ fi nekk naan 1200 milliards la def ci 1000 milliards te 2 milliards 200 milliards ñun lu ñu natt rek day yem tuba yi paate képp ci boole. waaw li ma fa bëgg a wax mooy que tey bu dee da nga jàpp ne. dëkk bu mel ni Kolda par exemple nga ne da nga fay tabax benn hôpital niveau 3. niveau 3 boo demee bay def projet bi. xalaat nga yan service déjà ñoo fa war a mën a nekk service yooyu équipement yi ciy dem charge yi loolu yëpp war nga ko mën a xayma donc boo jëlee loolu nga war nga mën a am une idée des 35 ban niveau la lan nga war a mën a kii exactement avant sax ngay kii puisque da ngeen di ñëw rek ngeen attaqué ko donc j'imagine que fi ngeen toll nii bu ci nekk waxtaan ngeen kii ngeen def mais ñu ngi ciy waxtaan ñun on n'est pas en léthargie on est en campagne ñu ngi continuer di affiner li ñuy def. mais est-ce que loolu warul woon jiitu campagne bi ba pare. ngeen toog ko mu tegu benn yoon. Ablaye moo campagne bay parendoo ñu jug taxawal ko. donc da ngeen di ñëw ba après campagne ngeen. du après campagne ñu ngi def suñu liggéey am na ci loo xam ni du lépp la ñuy wax. gannaaw ñaari priorité yi nga wax ci seen programme 100 jours yi. éducation. pur sang. wax nga léegi santé ni da ngeen bëgg def 35 hôpital ci 35 départements yi pour ñooña mën a faju waaye jël nga beneen pàcc boo xam ni bokk na ci li gën a métti ci réew mi muy wàllu njàng mi. lu ko dooree ci maternelle ba ci université fépp a métti. naka la PUR ak professeur Issa Sall nam ma def ba régler problème mu éducation Sénégal. c'est très simple moom déjà xam lan mooy njariñu éducation. moo ko tax a defar université di fa former des centaines de Sénégalais des centaines et des milliers d'Africains l'université du Sahel ku nekk xam na ko dërëmu état demu ci dërëmu jàmbur demu ci 96 ba muy teg première pierre am bëggul puukare woowul journal woowul kenn moo ko defal boppam xam nga ni kooku kon éducation ñor na ko te mu gis ni tey lépp lu war a saafarawu ci Sénégal ci nit la war a jaar nit la ñuy defar tey pur sang ci loolu lañ ko tëgg pur sang ça tourne autour de l'homme parce que bu ñu dégloo Sénégalais yépp nit mooy le problème nit a ngi fi mais nite ga anamu donc koo xas ba yar ci éducation kooku da nga bu demee ba màgg da nga am la nga bëgg mu war a tabax réew maa ngi ñëw ndax investir dans le privé mu nekk une affaire privée nga gérer sa bopp c'est la même chose que gérer une affaire nationale et publique soreewul may ma àggale fi ma jëm ba pare ñëwal sur le plan de l'éducation tey pour pallier ñëpp xale yëpp dañuy jàng ba 16 ans mu xam ndax njàngum arabe la mu xam ndax njàngum français la parce que ci suñu programme pur sang El Hadj Issa Sall dafa fas yéene daara yi fi nekk dañ leen di mettre au même pied que les écoles françaises def le même programme bu ñu war a am chacun fait son choix arabe laay jàngi lële laay jàngi mais les diplômes même chose lay doon te nag avec rigueur bi mu laaj
amul kaata nopp jàmbur amul xale yi taxawaalu salle de classe la ñuy am comme ni ñu ko amee ci école bi nga xam ne moom la ñuy jànge CI CM2 moom la ñuy am ca ña nga xam ne moom la ñuy jànge ca daara ja muy benn beneen bi tey jii nga war a jàng dem université am bac ñu lay yóbbu à 800 kilomètres El Hadj Issa Sall propose dans Pur Sang des universités de proximité bu ñu amee des universités de proximité à 30 kilomètres ci fi nga nekk kooku les étudiants du ñu am des problèmes yi nga xam ni moom la ñuy am actuellement bu ñu xoolee université de Dakar bi ñu koy tabax c'était pour 25 000 personnes actuellement on est à combien de personnes 10 000. hein 100 000 10 000. non on est à plus de 100 000 personnes 100 000 personnes voilà 100 000 et quelques. on est à plus de 100 000 personnes Ah. te infrastructure dañ fa def lépp li nga xam ne moom la ñu fa def c'était pour 25 000 personnes université Saint-Louis bi ñu koy defar c'était pour 600 personnes actuellement on est à plus de 4 000 personnes parce qu'on avait dit donc université la fa nekk dootul xaj parce que bu ñu waxee université d'excellence ba pare di yóbbu excellent ba ci yàgg ñu def ay quotas politiser ko ku ci nekk ni sama jarbaat yóbbu maa ngi ministère diw yóbbul ma sama jarbaat excellence boobu day dem te l'université de Gaston Berger dañ ko daan gis ci ñi ñuy classé les universités excellentes ci Afrique mais amatul kañ la dégringolé donc foofu El Hadj Issa Sall daf ciy taxaw pour defar l'éducation ndax tabaxaat nit mais aussi yamul ndax dina doon lu yomb parce que ñu ngi xool ci jamonoy Wade ba ci jamonoy Macky 40% du budget national mu ngi dugg ci njàng mi te teewul la jafe-jafe gën a bëri. dafa amul organisation. Malal gis nga plan d'action boo ko tëralee. da nga naan yéen a ma ko gën a xam ay journalistes ngeen da ngeen am seen plan de travail. lii laa bëgg a def point bii laay commencer dinaa ko def diggante samedi ak dimanche. dimanche bu lundi jotee lii laay def. nga suivre xool suivi évaluation lii laa jot a def fan laa ci toll lu ci des. ma dem ca la ca des. loolu mooy organisation méthode. te El Hadj Issa Sall il est quelqu'un de méthodique. waaw léegi waaw ñëw. léegi yow est-ce que xalaatu leen ne li ngeen di waaj a def pour yëkkatiwaat comme ni ngeen koy waxee enseignement bi gën ko def mu gën a rafet. est-ce que xalaatu leen ni ki fi nekk gouvernement am def nañ lu xaw a mel noonu parce que boo jëlee tey cartographie de l'enseignement supérieur. daanaka boo génnee woon université Cheikh Anta Diop ak bu Gaston Berger. dina nekkatu fa sànq yaa ngi koy wax xale bi dina am bac. nar a def ay 800 kilomètres ñëw ba Dakar wala dem ba Saint-Louis. tey ki nekk Ziguinchor. bu amee bac bu ko neexee toog foofu. ki nekk Diourbel noonu. am na tey boo xoolee cartographie de l'enseignement supérieur. am na ay jéego yu am solo quand même yoo xamante ne état gouvernement bi fi nekk jot na ko def. ki nekk Tivaouane il fait combien de kilomètres pour àgg ci yeneen université yëpp. oui mais je veux dire léegi fi mu nekk nii ñoom bi ñu ñëwee ba léegi quand même boo xoolee cartographie enseignement supérieur bi. am na ay universités yu bëri. yoo xamante ne jël nañ ko ñu décentraliser ko au niveau des régions. mais bul wax université yu bëri sa loxo nga koy wàññee. université yi weesul sa juróomi lox baaraam yi donc bul ni lu bëri ñu foog ni lu extraordinaire la. yéen ñaata ngeen na ma defar. on va faire des universités de proximité. ci région bu nekk ñaata région bu nekk dana am benn université. mais kon yéen waa PUR léegi yéen su ngeen jëlee réew mi ak li ngeen na ma def yëpp te parce que li ñuy wax yooyu yëpp ñaari point la si seen budget kon ñaata la war toll. Malal. waaw budget état fu muy jógee. ci ay impôt ki juuteeg ñoom seen ak wuti. waaw te impôt yu jaar yoon nag. du ñu fayloo fisc boo xam ni day dem ci poche dañu dem benn dëkk barki démb bu ñuy wax ñiic xam nga ko. xam nga lu ñu waa dëkk ba wax lu ñu fay demul ca trésor ci poche ñañ koy fay la jëm ci impôt. ñun ak ñun corruption jeex na fi te leer na Sénégal. mais xam nga xeex corruption ak wax ma seen budget. ci ñaata la nar a toll bu ngeen ko doon xayma ci misaal ak ci fan ngeen koy jëlee itam beneen mbir la. mooy li ma wax sànq. waaw li ñuy togg. duñ ko yàq te ñoragul. waaw mais yéen a ngi xëccu réew mi li des ci élection yi matul semaine. xam nga li tax ma wax la lool. waaw budget
boo koy définir dafa laaj un sérieux ñun on avance un programme on a notre programme qui est bien défini lambaatuwuñu tàngalaatuñu jëluñu ni ba ñu waroon def 2017 dañ koy def bu ñu doo leen di joxaatee réew mi ñu àggale déedéet dañoo nat waxtaan ak sénégalais yi ñu wax ñu bu ñu waxee nag loolu incha allahu rabbi danañ ko def te danañ ko def ci anam bu ñu ko war a defee avancer ay chiffres nag kooku pour ñun du farata parce que avancer chiffre wax ko nii du farata am na ci loo xam ni danañu ko def te on va le faire avec li mu léegi même bu dee mënuñu xayma ah est-ce que mën ngeen ñu wax université yi ngeen di def wax la tey ci chiffre économie nañu bay chiffre yi mais est-ce que mën ngeen ñu wax léegi puisque da ngeen di def si région bu nekk benn université au moins ngeen wax ñu spécificité université bu nekk puisque ay université de proximité la par exemple bu ñu jëlee comme région nord xam nañ ne mbéyum ceeb moo fa gën a kii boo jëlee kii région Kédougou mine yi kii fer beeg or beeg ñoom seen yéen université yi ngeen kii comme même bu dee du ngeen ñu wax par exemple xayma nañ ñi nii lay jar mais au moins ngeen mun wax ñu ne spécificité yi lii la université bii lii mooy doon spécialité am bii lii mooy doon spécialité am les universités dugguñu ci spécifier dara mais par rapport aux zones yi nga xam ni moo am des opportunités yu ñu war a exploiter zone bu ci nekk dina am des centres yoo xam ni ce sera des centres de formation pour ña nekk foofu et des centres d'incubation parce que ñu ngi wax ay nu mu tudd financement rapide mais dañu juum financement rapide boo financé nit ki mu rapide amoo foo ko incuber fu mu jëm lu muy def fu muy jaar xamu ko un financement pour ñuy def entrepreneuriat dafa war a être accompagné d'incubation te loolu El Hadj Issa Sall l'a compris il va faire des centres de formation dans chaque zone boo xam ne am na potentialité muy Kédougou muy ci vallée bi par rapport ak li nga xam ne mooy agriculture bi te agriculture bi encore la transformation xam nga actuellement ñu ngi naan am nañ autosuffisance mais fan la ñu am autosuffisance ceeb ba léegi boo demee port ceeb a ngi wàcc ba léegi boo demee port mboq a ngi wàcc dëgg la wala du dëgg bu ñu waxee ñu ni ñu le riz long keroog maa ngi discuter ak kenn doyen Youssouf Diallo mu ni le riz long sénégalais parfumé ñu ngi koy exporter bala ngaa laax jaay laax lekk. mais yéen kon. beneen bi waaw. donc ñun foofu dañuy teg suñu loxo ci la transformation bi nga xam ni mooy jëmale réew kanam parce que quand bu ñu waxee chaîne de valeur du produire rek exporter boo exporter ña nga exporter transformer ko indiwaatal la ci sa réew nga jënd ko à un prix beaucoup plus cher xam-xam bi mu ngi fii li ko war a taxawal mu ngi fii les ressources humaines ñu ngi fii pour taxawal loolu ci nga xam ne mooy transformation suñu jigéen ñi ku dem ci àll bi xam ni sonn nañ dañuy bay ba pare la ñu bay tax te yàqu fa mu nekk mais léegi parce que amuñu une bonne politique de transformation léegi ci pàcc boobu parce que jóge nga éducation jóge nga santé dugg nga agriculture dugg économie naka la waa PUR na ma régler le problème du monde artisanal bi nga xam ne mooy yëngu ci wàllu lekk bu ñu nee mbay wax napp wax càmm ñooñu itam daanaka màggat la moo xam ni foo laal caram day métti lu ngeen ci indi nim saafara déjà ci agriculture bi mbay mi li ñu ci fas yéene mooy defar des hubs agricoles des pôles agricoles ñu wax ko pôle agricole donc bu ñu ko defee pôle yooyu mu ni am nañu suñu pôle de ñoom itam ban pôle ñuy wax ay dag laay dégg ñu koy wax déglu ma est-ce que copié leen programme mu gars yi yéen dak waaw ñun de kenn xoolal madame Mbodj ku dul toppandoo da ngay njëkkee ñun la ñuy roy ay yéen naka la leen roy te yow leen réew mi dama ne la waaw ñun la ñuy roy mais yéen mënuñu leen roy parce que yéen doxalu leen yoru leen réew mi vous n'êtes pas aux affaires Macky du ko wax da nga xam lu ma xamul dafa am loo xam Macky du ko wax ñaar xam na ñett xamul déet ñun ñoo bëgg a xam doo leen ko fi xam penc maa ngi nii ëttu waa ngi nii dama ne la waaw ñaar xam na ñett xamul madame Mbodj ca Ndar dañ naan buy bu tojul du am njëriñ bii jarul muy toj ndax kenn soxlaagu koo màcc ñëw ci wàllu mbay mi très bien
Allahu akbar baax na baax na ñëwal Malal waaw gis nga sama gars yi de dañoo tàng de. ah man gars yi dañ maa yéem man ñii moom waaw pire bongo la bii moom pire bongo la moom Pire a ngi. waaw Malal bu ñu waaw. delloo ci wàllu mbay mi. ci wàllu mbay mi waaw dañu fas yéene teg suñu tànk ci transformation. et puis ñu fas yéene fii on a des choses yoo xam ne nit ñaa ngi ko fii jëlee di ko exporter. mais da ngay tëb mbay ak multiplier récolte yi dem transformation directement ñu ngi ni on est insuffisant en riz on est insuffisant en maïs en dugub en gerte nga bëgg dem transformation directement Malal tëb Malal xam nga ne ku la ne transformation ca production lay njëkkee. ah wax na nooy def ba mu mate waaw këñ xam nga déjà fi mu toll nii. waaw ñun ñi ñu fi amee seen li ñuy joxe ci intrant di ko joxe ci semence. est-ce que xam nga ni doyul benn. qualité bi baaxul ñaar. nañ koy séddalee baaxul ñett. lu tax ma ne nañ koy séddalee baaxul. ciblage bi dañ ko jël féetale ko yaama neex ciblage yu yaama neex la boo bokkee ci man am boo bokkul ci man doo am séddale kumba am ndey kumba amul ndey. sama mbokk yi ci àll bi ñu ngi may dégg xam nañ li ma wax waxantuwuma. beneen bi muy ni marché intrant semence. dañ koy jox ku leen neex ñu dem dajale Samba jaay ma foofu 500 tonnes de semence kee jaay ma ñu jël leen semence tout venant boo xam ne kenn certifié wu ko ñu dem jox ko producteurs yi ñu bay duñu am rendement kon foofu productivité du fa am. ba nga naan danaa am loo xam ne dana mucc ayib du noonu. beneen bi ñu jël ko di ko joxe noo xam ni heure bañ lañ koy jox dana fekk taw commencé wala duñ ko mën a defar ba war a mën a bay bu ñu leen dee xaar seen bay dana weesu. subvention bi ku nga xam ni dooleem jotul ginnaawam du ko jot. ndax développement dina jaar ci mbayum ñetti weer noppali ko juróom-ñeenti weer mbayum noor ak mbayum nawet nga foog ne gënul gaaw. El Hadj Issa Sall. waaw fasul yéene baykat bi di nekk un salarié de 3 mois. xam nga tey jii boo demee ci àll bi. baykat yépp bu nooree dañuy toog. nawet ñu jël seeni gopp jël seeni daba sama turandoo dem. ñetti weer la ñuy bay bu ñu bayee jël seen gerte ñu leen 210 lañ koy jënde ñu jox leen ko te duñ fay. yéen nu ngeen na ma def ba gars ñi di bay 12 mois sur 12. waaw kañ même bu ñu bayul 12 mois sur 12 ils vont être des salariés 12 mois sur 12. en quoi faisant. en étant des exploitants. ay exploitation familiale lañu yore. nga wax nasaraan bu la neexee tam de amul benn sañ-sañ déranger wu ma man bu nga wax nasaraan bu la neexee. non bàyyil ñu dem ci olof bi acca waaw. xam nga ay exploitation familiale lañu yore. dañ leen di capacité ba ñu am les outils yi nga xam ni daf leen di def des entrepreneurs agricoles. ñu gunge leen ñu bay gunge leen ñu récolter li ñu war a récolter fexe ba duñ ci am lu ñuy perte. parce que seetlu nañ ni bu ñu bayee ba pare li ci ëpp dañuy am ay perte post récolte. ñu gaar perte post récolte yooyu dimbali leen ci ñu transformer te bu ñu transformer dara du ci réer. xam nga li tax man la dara du ci réer. tey ceeb bi boo demee ñaaxu ceeb. da nga koy gis dañ koy bay ba pare sànni ka. te pourtant am na njariñ léegi ñu koy jaay saako téeméer. saako téeméer sax ba tey parce que dañ ñuy yor poulailler lañ koy jaay. mais ñaaxu ceeb xam nga ni mën nañ ci defar biogaz. mën nañ ci defar énergie. ki leen jiite xel mee soriwul ñi ko wër seen xel soriwul. waaw. ñu dem ba tey. ñu jël lu mel ni soble tomate. tey jii tomate keroog dama dem Malem waa Malem ni ma ñu ngi nii suñu tomate jaa ngi nii ñu bay ko am ñu fuñ ko jaayee kaset 2000 la ñuy wax lépp a ngi fi yàqu. ay jigéen ñu toog bay ci naaj bu tàng coono. amuñu fan lañ koy jaayee xamuñu nan lañ koy def capacité leen ba ñu xam nan la ñuy defee conservation transformation ba lépp lu ñu bay du réer buñ ko dee jël ma am na loo xam ne tey jii da ngay dem boo demee ci yenn supermarché yi. da ngay jënd tomate. boo xam ne tomate bee ciy nekk en conserve. nga ubbi ko jël say doomu tomate. xam-xam la boo xam ne soriwul ITA mu ngi fi développé na ISRA mu ngi fi développé nañ mais amuñu ku leen gunge. tey El Hadj Issa Sall bu ñëwee ñooñu la fas yéenee
li ñu génne ci ay recherche génne ko ci ay innovation mu taxawal ko jox leen doole ñu fexe ba baykat yi kenn du ci jéggaani leneen danañu bay danañ leen former ñu mën a def li ñu war a def nekk des entrepreneurs seen ay produits ñu mën koo jaay fu nekk ñuy mbañ di wuteeti feneen. lu ngeen namm ci baykat ci càmm ca nappkat yi nga xam ni ña ngay wéy ba léegi di jéggaani biir géej ñu leen di jàpp ak ci rafetal. li ñu nar a njëkk a def licence de pêche yi danañ ko redéfinir baa ñu xoolaat ko. seen diggante ak Mauritanie. réviser ko loolu coow lay jur de ndax Mauritanie du ko nangu. ñun ak Mauritanie ay mbokk lañ. suñu président El Hadj Issa Sall. le président de tous les Sénégalais. ah nekkagul président de tous les Sénégalais. mais moom lay nekk le 24 Malal. ah. incha allah. ah c'est un vœu pieux de votre part. xam nga fi mu toll nii luy mbébétam. bu jëlee réew mi président dëkk yi ñu wër yépp dana waxtaan ak seen ay président pour ñu nekk ci jàmm xoolaat suñu ay protocole d'accord yi nga xam ne laaj nañu càmbaraat ko. Sénégalais yi gis ci seen bopp bu dee Gambiens yi ñu gis ci seen bopp bu dee Mauritaniens yi ñu gis ci seen bopp bu dee Guinéens yi ñu gis seen bopp jàmm dox ci suñu diggante ñun fii parce que ñu ni neen la. tey jii boo demee Mauritanie yaa ngi fay fekk Gaye yaa ngi fay fekk Mbodj yaa ngi fay fekk Fall. nga ñëw Sénégal yaa ngi fi fekk Aïdara. yaa ngi fi fekk Benjeloun. yaa ngi fi fekk leneen ak leneen. nga dem Gambie yaa ngi fay fekk Ndiaye nga dem Mali yaa ngi fay fekk Diop. kon waaye ñun benn lañ. mais toujours bu ñu jëlee suñu diggante ñun ak Mauritanie. dëgg la naam ay mbokk lañ mais état yi dañu am seen i intérêt. tey bu ñu demoon bay négocier ay licence de pêche. Mauritanie lu mu bëgg a jàmm ak ñun lu mu bëgg a bokk ak ñun intérêt am lay jiital et que am na quota boo xamante ne mënu ko weesu. comme ni mu ko defee imposer ko entre griffes gouvernement bi mu fi nekk. beneen gouvernement bi fi ñëw également booy négocier Mauritanie day xool d'abord intérêt mu ne la si lii la surtout que moom si si géejam la ñuy dem nappi ji day ñëw carrément ne la lii ak lii ak lii lay def. débarquement sur mon sol. sur mon sol. débarquement sur mon sol loolu lépp. waxtaan la penc mi lépp lañ ciy teg waxtaane ko bi ci des ñun suñu géej ñun li ñu am ci suñu géej ñu xool naka lañ koy préserver am nañu géej am nañu dex ñu xool naka lañ koy préserver naka lañ koy revaloriser suñu dex yi naka la ñu revaloriser suñu jën yi nga xam ne moom moo nekk ci dex gi manqué wu fi tey jii xam nga ni waas lu ñu prisé la tey jii xam naa ne na ma nga ceebu waas waaw waas de amul ci réew mi waaw waas gëj naa ko pataxoos waaw gëj naa koo gis gëj nga koo gis wallaay gëj naa koo mu gis ngoog El Hadj Issa Sall nag fas yéene na dekkal pisciculture maanaam mbayum jën voilà mbayum jën ci wàllu eau douce xam loolu wàllu ngeen koy yóbbu mën na dem fu ne Dakar gi boo bëggee ñu defal la ko fi léegi ci wàllu càmm gi pour ñu génn foofu dugg ci actualité soxna Awa càmm gi jur gi de tubarkal yooyu noonu de jur gi amuñu pâturage ña leen di càmmit yooyu noonu ba pare ci suñu mbay El Hadj Issa Sall ci suñu programme dafay appuyer pour ñu def culture fourragère pour mbay jur gi am lu ñu dunde xam nga ngooñ doone rek ci gerte laa koy jële mbaa ci ceeb mais dangay bayal jur gi lu ñu war a dunde utal leen espace boo xam ni fa la ñu am mooy seen espace de pâturage. ñoom Macky def nañu ranch de Dolly ba inauguré waat ko Malal Malal loolu kat lu ñu weng la Macky dem nañ ko tabax bu bees waaye yow Dolly loolu kañ lañ ko commencé woon waaw 2014 ba léegi ñu ko doog koy inauguré ci série d'inauguration yi waaw li inauguré bëri na de Malal CRZ yi aussi ñu ngi fi am na bu ne CRZ bu ne Daara am na bu ne Kolda mu ne Kolda yow Kolda nga dëkk non dama lay laaj bu dee Kolda nga dëkk est-ce que jur gaa ngi fay dem non waxal rek léegi est-ce que jur gaa ngi fay dem jur gi Kolda boo demee ci àll bi nga leen di seen oto yi tey ñu mbëkk leen ñee daanu fee yenn saa ñu àndandoo daw ñu mbëkk leen amuñu fan la ñuy am seen
kii de pâturage amuñu ko. il faut qu'on se dise la vérité aussi. ñun dañuy dem ci àll bi xam nañ li fa xew bis bu ne yaa ngi romb jur gi pël yaa ngi leen di yore xamuñu fan la ñuy jëm ak ñoom dañuy jëm rek dem fu ñu gisee àll ñu toog ñu lekk ba seen heure. dañuy màngaan rek dañuy màng. waaw léegi dañuy daal di ñëw ci question actualité soxna Awa. soxna Rokhaya oui Awa damay laajte rek parce que sànq ba tey maa ngi lay déglu yaa ngi naan bu ñu faloo dinañ def lii dinañ def laa dinañ def lii dinañ ko def yéen lu nekk daal am ngeen ci saafara bu ngeen faloo. bala sa question di ñëw macha allah xam nga lu tax lu nekk ñu am ci saafara. seetlu li ma wax sànq ba may ubbi. xam nga boo taxawee seetlu ni tekk wan la yoon suñu 21 ans de tekk yi du tekku kese yoon lañ doon xool te gis nañ ko. d'accord léegi nag question rek damay laaj donc léegi bu fekkee waaw yàlla def na incha allah. PUR demul sax deuxième tour. waaw naka ngeen fas yéene def yéen. mais Awa li nga laaj amul tontu parce que PUR du dem deuxième tour. mais PUR day dem non Awa xam nga ñaar éventualité xam nga lan la. ñu génn premier tour benn tega sa baaraam wala ñaar bu yàlla mayee Macky Sall chance mooy ñu dem deuxième tour ak moom. te yéen daal foofu ngeen ko kat. loolu mooy am. d'accord léegi damay ñëwaat rek ci question actualité bi. waaw ma la allez-y damay ñëw. damay ñëw rek ci question actualité bi ñoo wax ci violence yi ñu nemmeeku fan yi wax ci li xewoon fële ca Tambacounda léegi seen 24 personnes yooyu ñu jàpp 26 personnes yooyu autant pour moi yu ñu jàpp léegi te nee nañ déféré nañ leen yéen naka ngeen fas yéene def. Awa pour cette question les avocats ñu ngi def seen liggéey mu nekk loo xam ni ñoom lañ koy bàyyeel ñun ñu ngi def suñu liggéey ñu ngi def suñu campagne avocats yi ñu ngi def seen liggéey ñoom ñooy gérer loolu. mais sànq ci biir wax dama la dégg nga def dafa mel ni justice bi dafa am kumba am ndey am kumba amul ndey. loolu amul werante fan nga ko teg. amul werante xam nga bi ñuy waxtaan sànq kumba am ndey kumba amul ndey ndax tey ñaar ñu jote ba dara am ndax ñun PUR ñun ñu ngi naqarlu ñi nga xam ni seen bakkana ci rot tey masawu ci seen ay famille ñun duñu politiser bakkanu doomu jàmbur duñu politiquer ci violence duñu politiquer ci yareediku duñu politiquer ci xamadi ak ci ñàkk ci fitna pour matal lépp. léegi violence bi am est-ce que impacté wul ci campagne candidat Issa Sall. La force tranquille et pure. La force tranquille et pure. Ñun on mène notre campagne, les avocats ils mènent leur travail. On leur laisse le soin de faire leur travail ñun ñu def justice bi xëy na ñaari camp la jël nañ kenn benn camp la ñu jël. De toute façon on espère que ni suñu justice bi dafa war a tëdd njaaxaanaay. mais dañoo gis tam ni ci wàllu violence yooyu li ko indi mooy les milices armées yi ànd ak candidats yi yéen ngeen am seen i milices ñii am seen i ay marrons de feu Abdoulaye Wade amoon na les canaux bleus loola it ci langue politique ndax nekkul loo xam ne mën naa tasub réew. Malal maa ngi saluer suñu sécurité pure. lu tax maa ngi saluer suñu sécurité pure. ay jàmbaar lañu yoo xam ne
xam nañu xàmmee nañu te it ñu responsable lañu tey jii bu dul woon ñoom caravane pure ci dëj la ñuy nekk ñuy saluer seen bravoure. Quant à côté milice ak yooyu ñun duñu ci ñëw ñun nous avons notre force, c'est notre force tranquille ñun suñu protection bu dul woon suñu jàmbaar yooyu tey bu cortège bi agsi fii ci Dakar leneen la ñuy wax. mais bu nu protéger seeni militants ak seeni responsable bàyyi ndaw yéen boole ndox yéen taskatu xabaar yi ñu taal seeni oto taal seeni matériel te ba léegi nee nañu kenn ci appui yi wootewul mastawule. Awa Diène waxal du man maay tontu. waaw def ngeen seen délégation dem seeti leen. ci turu El Hadji Issa Sall mi nekk di continuer campagne am les femmes pures ont fait leur délégation seeti nañu war a seeti ci turu El Hadji Issa Sall les cadres purs waa pencum pur dajaloo nañ seeti ña ñu war a seeti. mais nee na ñoom personnellement président Sall Issa Sall ci boppam moom jëlul téléphone am surtout ñi blessé ñi nekk blessé grave. am na wootewul kenn ngir jël seen état de xool nu ñu awa waaw. parce que bu ma jëlee kaawu Marème moo nga xamante ne moo nekkoon la seule femme moom da ko déplorer carrément nee na ak nu mu mënti demee président Issa Sall mënoon na jël téléphone am nemmeeku leen xool ci nu ñu nekkee. awa gis nga incident bu amee. incident la responsabilité yi du kenn di ni kii la walla kii la ñun ñépp laa la wax dañuy dellu sant yàlla xam nga lu tax ñuy sant yàlla tey mënoon na gën metti donc bu kenn joxoñ kenn nañu sant yàlla tabaaraka wa taala bi muy ñibbisi boo leen gisoon ñoom seen cortège bi muy ñëw boo leen gisoon seen yaram dana daw foofu la ñuy yem ci point boobu ngeen dugg ci beneen point. que tey lu constant mooy que le fait que parti yi di utiliser ay services de sécurité. mun nañ ko tuddee milice mun nañ ko tuddee nu mu mënta doon tey problème la ci biir campagne bi parce que gis nañ ay heure boo demee Fouta amoon na ay heure diggante waa Sonko ak waa Benno Bokk Yaakaar Diourbel amoon na yeneen heure et tey l'état dafa dellu si benn Diourbel heure yi amoon kan ak kan la. Sonko Benno Bokk Yaakaar. bon ok yeneen ki la mais non waxal non dañuy dem sa question il faut que mu leer. nga ni Diourbel kan ak kan la. Diourbel amoon na Benno ak. Sonko. ak Sonko. ak fan moo amaat. Mbour kan ak kan la. non Diourbel Sonko la ak Idi. waaw Fouta Sonko ak Benno Bokk Yaakaar. waaw après ak kan. ñaar yooyu la. Fatick kan la. donc Fatick waa Benno Bokk Yaakaar seen biir la loolu. déedéet ak Sonko. Sonko dana fekk biir Fatick defante ak ñoom. Saint-Louis kan ak kan la. Sonko. ak kan. waa Benno. dénominateur commun bi kan la. waaw mais. xoolal est-ce que fi mu nekk nii. foofu laa bëggoon gën a dem. maanaam mooy décision bi état bi jël. te ma jàpp ne waroon na ko jël depuis avant sax campagne bi di commencer. mooy coalition bu nekk mu jël service de sécurité yi ne leen ñii ñooy assurer seen sécurité gis nañ ne Sonko. bañ na ko mais bon loolu responsabilité am la engagé. mais tey bu ñu jëlee coalition bu nekk ñu jël ay éléments wu GIGN wala ay éléments BIP renforcer ko ak éléments GMI nga xamante ne ñooñu loolu mooy seen liggéey faruñu fenn. état bi la leen kii fii ñoom loolu si la ñuy xëy si la ñuy kii nekk coalition bu nekk ñii ñoo leen di kii est-ce que xalaatu leen ni yéen tey fi ñu toll après violence yi am yëpp est-ce que loolu nekkul woon solution bi nga xamante ne moom la ñu waroon njëkkee avant campagne bi di ñëw. xam nga ñun pur yàlla daf ñu baaxee pureel ñu xam nga lu tax ma wax la loolu ñun on prend toujours les devants le 3 février woo leen Aly Ngouille Ndiaye il a fait fi ci li ñu ko envoyé. da ngeen ko defoon demande si sans xam nga dafa bàyyi ba jaan daw mu topp ca watit way dóor. Malal li muy wax nii dafa am solo. pur bàyyi ko rek. kenn du ko jam naa ni. nee nga yéen le 3. le 3 février. ba nga xam ne campagne baa ngi ubbi. suñu responsable bi géré loolu Amadou Cissé ñu koy gërëm di ko féliciter. bind na ki nga xam ne mooy Aly Ngouille Ndiaye
ni ko PUR lii mooy itinéraire am te war nañ leen protéger tontuwul. amul accusé de réception. amul accusé de réception. léegi lu tax yéen amul am accusé de réception que ni moom jot na ko. waaw mais on ñun toujours fu ñuy dem ñaar la ñuy yore déchargeel ñu téye suñu décharge. mais yéen nekk na décision bi nga xamante ne salué ngeen ko le fait que tey ñu jël service de sécurité yi nga xam ne ay agents assermentés ñu jël la place ay milices yooyu nga xamante ne ñoom ñoo doon gérer sécurité wu coalition yi. ñun bu delloo ci PUR ñun yoruñu milice. on a des agents de sécurité ay agents de sécurité. nous avons des agents de sécurité dignes de ce nom. tey nag état lii cëram mooy candidat buy dem élection état sécuriser ko kooku mooy cëru état du question lu ñuy rafet wala déet loolu moo war. loolu la war a def. c'est son devoir le plus absolu il doit être à notre service. léegi dañuy daal di tijji beneen pàcc pour jeexal ndax fukki minute ak juróom moo ñu dese. moom mooy coow li nga xam ne moo am Sénégal lu ni gaz ak pétrole feeñ na fi dégg nañ fi Petro-Tim dégg fi ay milliards yu dul jeex ñu ni dañ ko séddoo bëri diggante Bukki Njuur ak Samba. PUR nee ni da ngeen di falu le 24 février bu ngeen faloo le 24 février lii feeñ ci réew mi te jur yaakaar noo ngi ko fas yéene gérer. protéger ko déjà xam nga PUR fasul yéene bàyyi Sénégal ak ña jóge bitim réew pour ñu di ko pàccoo Sénégal ñoo ko moom ñoo koy defar le Sénégal PUR dafa nar fas yéene tabax sénégalais ba mu am compétence yi mu war a am war a liggéey li mu war a liggéey jariñoo li muy liggéey loolu mooy objectifu PUR loolu mooy vision PUR parce que ñun ñi fi nekk di sénégalais am nañu compétence yi on a les universités yi mu war yeneen université yi nga xam ni war nañ ko defar fas yéene former sénégalais yi nga xam ni ñoo war a exploiter loolu du ñu nangu tous ces accords là yi nga xam ni def nañ ko par yaama neex jox ko les multinationales étrangères accords yooyu yëpp danañ ko réviser waat ñun jotaat suñu bopp suñu bakkan bii duñu ko jox ñi ci biti ñu takk ko ci buum di ñu diri ñun ñoo leen di joxañ fi ñu bëgg ñu def li ñu bëgg te peuple bi moom la El Hadj Issa Sall di déglu bu nee def leen nangam El Hadj Issa Sall se soumet à la volonté du peuple. El Hadj Issa Sall moom ngay wax dégg naa ko ci ndaje mu amoon ci télévision Futurs Médias mu ni moom gouvernement ñaar fukki ministre lay defar. incha allah ci réew mu mel na Sénégal. waaw waxoon nañu fi ñaar fukki ak juróom mu ji dem ci 45 ak i ministres yu dul jeex. ndax du ngeen topp tànk yooyu. Malal liggéey bu bëree pëccëxoo liggéey ba du dox ndaxte yow ci sa bopp dootoo ko mën a topp. ndax xamoo kuy def ak ku deful. ay ministre conseiller rek xamatoo sax fi mu toll nii kuy ministre conseiller bis bu nekk nga gis bu bees mu am pëccëxoo amul benn organisation amul benn coordination xam nga quantité nga am ko te mënuloo am li nga bëgg da ngay jël rek qualité te de ma wax la 20 ministres lay def de te du yaama neex de kaay ñu ànd ma jox la ministère déedéet El Hadj Issa Sall bu faroo ci compétence lay fale te ku mu fal ci compétence da nga taxaw wax ñu loo am ak foo ko jële ñaar yu bokkul la li nga am lan la fan nga ko jële ñaar yooyu lu déterminant la ci nga nekk ci service su sénégalais yi parce que kenn duñu nangu kenn fowee alalu Sénégal. bu ngeen amee 20 ministères xanaa agence yi dañuy tëb. la ilaha illallah les budgétivores la yëppay dañ. agence yi dañuy budgétivore. ak ka ñoo budgétivore. waaw Ablaye. juste pour mu préciser. waaw. est-ce que da ngeen di ñëw comme ni ngeen ko waxee da ngeen di supprimer agence yi un point raser lépp. wala da ngeen di supprimer agence yooyu indi yeneen yi nga xamante ne moom méngoo yéen ak seen gis-gis ak bu dee loolu la yan genre agence yan ngeen la bu ngeen toogee. ak ma ñambaas ñii ne ci agence yii fi ne bu ngeen supprimer agence yi ñooñu fu ngeen leen def ay fonctionnaire nguur gi lañu. non mais est-ce que am xam nga fonctionnaire. fonctionnaire mooy ku am fonction. am loo ci looy liggéey tey jii sa yére bii defuñu ci bouton ndax bouton amu ci fonction. déedéet tapp nañ ko pourtant. waaw mu jekk am na ñoo xam ne ñu ngi ci agence. am na ñoo xam ne ñu ngi ci agence. nekk des fonctionnaires
te amuñu fonction di jot Maanaam- seen salaire te amuñu fonction defuñu dara dañuy xëy dem toog lire seen journal bu heure bi wàcc jotee ñu dem loolu moo fi jeex liggéey lañu wax liggéey moom la El Hadj Issa Sall wax bu ngeen rasé yàlla ngeen fii. dama ni lu amul lu dul farata buñ ko rasé duñ fi teg leneen li nga xam ni parce que am na yoo xam ni ça se recoupe donc am na loo xam ni agence yi da ngeen leen di génne. agence bu fi amul njariñ dañ koy supprimer. Ah, agence bu boo fi xam ne pour amul lekk njariñ. waaw agence bu fi amul njariñ. la précision tey mooy lekk du agence xaalis yëpp. agence bu fi amul njariñ tey lekk xaalisu réew mi dañu koy dindi. ñu ci ñaar. waaw Ablaye. ne woon naa ko tey dama koy pousse ba ndar. waaw du ma ko may dara. bu ko may dara. waaw. xam nga ni pousse bi yegg na Louga. yegg na Louga tuutoo des mu yegg ndar. léegi mu yegg ndar kay ñu dem. waaw. Issa Sall seen candidat gis nañ fii Macky Sall mi nga xamante ne moom mooy candidat sortant ne woon na bu yéegee 5 ans lay def yëf yi. yéen bu ngeen yéegee da ngeen di maintenir 5 ans wala da ngeen di yóbbu affaire bi 7 ans. ay waay ñun on ne parle même pas de septennat ñun quinquennat rek la ñuy wax foo xool quinquennat rek la ñuy wax gis nga ñun principe ñu tënk pur principe ko tënk te xam nga lu tax ma wax la lool wax naa la ci sànq nii ñun duñu wax waxeet te nguur laa la wax de tiitaluñu. mais El Hadj Issa Sall mais soxna Daba ndax Sénégal gi yëpp dañu seetaan ñu seede ko. moom kaddu Issa Sall. waaw moo tax kon fii confirmé nga ñu ne yéen bu ngeen yéegee. ba pare. mais ñun wuti wuñu 7 ans xam nga constitution bi 5 ans la wax. waaw. mais confirmé nga ne yéen bu ngeen yéegee daal loolu lay def. constitution bi 5 ans la wax. moom mais ngeen di respecté. mais 5 ans la ñuy respecté. Waaw. daal di def suñu ay élection suñu peuple bi falaatee ñu toogaat. waaw mu jeex. leneen. def leen ndànk Mame Daba ci 5 ans yi li ñu fi waxtaanee yëpp ndax njortu ngeen ne benn mandat 5 ans mënees ngeen ko ci matale ba mu antu. Malal waaw. dama ne la ñun dañu tëgg programme bu réaliste et réalisable xam nga tey boo nee 35 hôpitaux ku nekk xalaat naan daf koy tabax ki mais 35 hôpitaux yëpp mën nañ tabaxandoo de façon parallèle day tabaxandoo de façon parallèle ñu dégager budget yi ñuy dégager ku nekk fa muy nekk ñu pareendoo nga xam ni duñu fi nekk naan dañuy ubbi loo xam ni day ay chantier lay doon. mais man li ngay wax nii xaalis lay laaj li ngay wax nii yow li xale yi ci mbedd bi xale yi li ñuy wax xale yi naan mongo xam nga mongo mooy ay milliards. li ngay wax nii ay milliards la. foo nga koy jëlee. fu ñu koy jëlee. waaw mais budget réew mi ñun ñooy fay impôt waaw ci impôt yi ñuy fay ci la ñuy tabaxee Sénégal ñun ñooy fay impôt. waaw impôt yi ñuy fay ci la ñuy tabaxee Sénégal. dina mat. ndax dina mat. waaw mais na impôt bi jaar yoon moom laa la wax sànq. baax na impôt jaar yoon. léegi leneen ci wàllu xaalis tam gis nañ fi ñoo xam ni dañ leen tuumaal ñu nekkoon ay adversaire ci régime bi fi ne Khalifa Sall ñu dugal ko ci kaso bi ak yeneen i njiit yu nekkoon ci opposition bi ñu dugal leen ci kaso bi ndax yéen su ngeen ñëwee da ngeen di génne ñooñu ci kaso bi wala da ngeen di seetaan lam seen loxo ne ni lii tax xew nu ci laalewunu si. El Hadj Issa Sall bu ñu ko defee président pouvoir am may na ko mu gracier ñi nga xam ni ay détenus politiques lañu. ndax Khalifa dañ ko jàppee détenu politique. Khalifa détenu politique la. léegi noonu ngeen ko jàppee. détenu politique la. mais Khalifa détenu politique la Sénégal yëpp xam nañ ko. awa. aw dafa jaaxle. aw jaaxlewul de. day déglu de. comme ni ngay ni ma ñëwaat naa. comme ni ngay waxati rek sànq ba tey boo leen jëlee réew mi te boobu ba tey ñii nga xamante ne ñooy kii di président sortant ñi mu àndal. ak moom ci boppam sax ñoom chaque fois ay résultats yu soviétique la ñuy wax.
yéen est-ce que vous n'avez pas vous n'avez pas peur. Peur. parce que awa boo xoolee Benno Bokk Yaakaar seen meeting yi ci télé bi la leen topp ci nit. waaw fu ñu dem ni 75 pour cent 80 pour cent 90 pour non cent. Malal daa fa ragal de. non dégg nga ma wax la. waaw awa non waaw. xoolal non Ablaye xaaral. dama ne Malal ci loolu sax. waaw. boo génnee Benno Bokk Yaakaar. waaw. boo génnee Benno Bokk Yaakaar. mais Idrissa Seck mu ngi fi. ak coalition. Sonko mu ngi fi. waaw. fii mokk na ruuj. ma dikkee mu ngi mokkal. mu ngi toj réew mi. waaw yéen ñoo ñëpp ngeen di jaar ak ñoom. ñëwal. Ablaye xam nga dafa am question yoo xam dafa neex a tontu aha ndax doo ci sori. ah. nee naa leen PUR bu jógee Sénégal militantisme jeex. Malal waaw. damay jógee Kolda di ñëw gis ay maire rek ndeysaan nag dama leen yërëm dama xalaat fu sori ma yërëm leen ndaxte amuñu xëy na lu ñu dundee ñu jox leen saako ceeb jox leen junni ñu ne tey danañ am lu ñu reere dem am lu ñu añe jox leen mbubb ñu dagg xotti daa di sol tegal leen kaar ñu ñëw yéeg fekk ji leen Kolda journée ñaata yaa ngi ciy gis vidéo yoo xam ne dañu toog di baatare alalu réew mi nag alalu réew mi di campagne alalu réew mi di dawal oto réew mi di campagne gis ngeen vidéo yu ñu jël oto poste yépp taf ko nit mu ngi tamuy dëgg mu ngi ci internet bi ñuy gis gis nga PUR la force tranquille du PUR gagne Inch'Allah au soir du 24 yéen toog leen rek. ma wax la ni la yéen toog leen rek maa ngi yéen du yomb de. awa ma wax la ni la xam nga tey suñu xel dafa daloon ba pare mais suñu xel dafa yokk dal ndaxte Sénégal foo dugg nga gis ni PUR a nekk seen xol foo dugg ñu ni la daas naa fanaanal PUR laay voteel. Malal xam nga li mu wax noonu si point boobu waa Idi bu ñu fi toogoon te Idi coalition ba ak ñi fa nekk ñëpp gis nañ ne chaque jour étape bu mu dem yéen a ngi gis ralliement yi nu mu toll ak PDS yi ñëw waa PDS yëpp ñu gën si gën a bëri ñu ngi ñëw dëkk bu mu dem ñu ngi ralli te ba pare Idi ñoom amuñu dëgg ma jox waxu coalition ñoom. seen coalition bi ñoom dëgg ma seen coalition ñoom. ñun waaw. ñun on est en alliance avec le peuple sénégalais. C'est la plus grande alliance. L'alliance du PUR et le peuple. Ñun tous les hommes de valeur intègres, incorruptibles sont avec PUR. awa ñu tàggoo. mu tàggoo awa. D'accord comme ni ko militant yi waxee bés du ñàkk égal PUR. Sénégal PUR bés du ñàkk. D'accord yéen dañu gis ni que ni dañuy dégg ni que seen responsable moral ki ne ci ginnaaw muy sëñ Moustapha Sy te ba tey bi campagne bi commencé ba tey gisuñu ko xanaa seen meeting de clôture dinañ ko gis. may leen ma. Le responsable moral ci daayira bi la nekk responsable moral ci daayira Moustarchidine la nekk responsable moral mais Serigne Moustapha Sy il est un citoyen sénégalais président du parti PUR mu leer dinañ ko gis ci campagne bi parce que boobu ba tey gisaguñ ko. dama ne la Serigne Moustapha Sy déglu leen rek. il est le président déglu leen rek ndànk du rek. parti PUR un bon démocrate il laisse ses alliés ñu doxal li ñu war a doxal. gis nga instrumentalisation bi sénégalais yi di def ak bi opposition bi di def nañu xam ni doxul. Serigne Moustapha nekk président du PUR dafa nekk ci xolu sénégalais yi. gis nga tey
conviction bi nga xam ni loolu Moustarchidine yi ñoom ñoo ko am te nag tey jii ku ci nekk ci ñun taalibe fenn nga citoyen sénégalais nga da ngay dem voter donc am nga droit nga def politique ñun on fait de la politique on est avec nos frères chrétiens avec suñu frères ñi nekk dëkk Touba ak suñu frères yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen tarixa yi te Sénégal benn bopp la ñun rek a ci nekk voilà. Ablaye ñu jeexal. mënuma woon mënal ñu jeexal émission bi. waaw te dugg ñu ci point boobu parce que jàpp naa ne dafa am solo trop. sama mbokk yi nekk il ñëw mun Casamance mën nañu li ma doon joolaa moo tax mais xam nañ ne Sénégal tey. crise casamançaise nekk na loo xamante ne lu am solo la. ay président ñëw nañ ba tey bi ñu nekk nii. ay nit a ngi continuer di dee. donte sax ne. wàññeeku na bu baax. ma jàpp ni PUR également ci seen programme am ngeen suuraale ngeen la question casamançaise et que yéen également bu ngeen ñëwee ci nguur bi lan ngeen fa fas yéene def pour consolider Casamance am jàmm définitivement. merci Ablaye kooku dafa bokk ci suñu 100 yi nga xam ne mooy suñu priorité yi parce que jàmm mooy def développement jàmm mooy def xel mu dal jàmm mooy tax nite te ñun suñu programme yëpp ça tourne autour de l'homme nit ki bu amul jàmm xelam du dal du tal formé wu du tal jàng te it du wér te ñun bëgg nañu Sénégal développé wu donc cette crise casamançaise El Hadj Issa Sall fas yéene na ko saafara ci transparence parce que boobu ba léegi transparence dafa amagul waxtaan yi day nekk ñaar ak ñett mais transparence toutes les parties ñu toog ñu waxtaan parce que dialogue lu mu mënul solutionner du am ñu waxtaan xam ni lii la ñu war a tënk lii la ñuy tënk te moom la ñuy jëfee ak accompagnement yi ñu ko war a accompagner kooku priorité la ci El Hadj Issa Sall. jërëjëf soxna Rokhaya Gaye madame Mbodj bokk ca pencum PUR jërëjëf ci tontu yi nga xam ni jot nga ko tontonte ak ñun te muy loo xam ne tax gars yi gën a mën a xam waa PUR lu ngeen nës ci seen programme fu ngeen jëm ak lu ngeen namm ci réew mi bu nekkee ni yàlla dogal na ñu dénk leen réew mi ci le 24 février bi di ñëw di ñaan yàlla des ci campagne bi jaar ci jàmm te yàlla def li gën ci Sénégal di la gërëm bu baax a baax amoon mbégte loolu jàkkaarloo ak yow amoon mbégte aussi dalal sama naataango yi Abdoulaye ak Soxna Awa di leen gërëm yéen itam waa PUR yi nga xam ni war ngeen beneen xar kanam bu bees ndax xumbal ngeen ba mu xumb war ngeen beneen facette bu bees ñu leen ci gërëm bu baax a baax dig daje kon bu yàggatul dara ci beneen émission seen show électoral soxna si ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. jërëjëf merci beaucoup merci. ñu ni nee na ñoo bokk réew